Ça, c'est Youssou Ndour. mbokki di rafetlu bi ak télévision Futurs Médias juróom-ñaari waxtu jot na ak sa génn kon ci xibaaru ngoon gi li ci gën a fës tant ya fa nekkoon lépp gannaaw ba ñu ko fa sampee ngir kon muccal leen ca ndox ma leen songoon ngelaw li ñëw na yóbbu ko logement sociaux yu xaar yàlla ngàlle na fële la ca diwaanub Ndar foofee dara desetu ca ñaari téeméer ak fukki njaboot ya ñu fa fatoon ñoom ñooy yuuxug wàllu nañu ñëw jàppale leen dar moo di la nga xamante ni moom la ñuy sàkku Thierno Bocoum bokkatul ci réew mi bu Idrissa Seck beneen kuréel kon la Idrissa Seck wala parti boobee mu nekkoon ubbiteeg l'école tey jii la kon ci jàngalekat yi jamono joo xamante ni élèves maîtres yi xëye nañu ñoom ab toogaanub ñaxtu ngir laaj décret bi leeral seen statut laata ñoo dugg ci biir classe yi lay wi ministre de l'éducation Serigne Mbaye Thiam joxe woowee lay jàpp nañu ni kon teguwut fenn fréquence rajo yi kenn dootu ko joxeeti fii ci Ndakaaru directeur ARTP ci boppam moo ko xamle yëf yi ñu ni kon dafa serré Abdou Karim Sall ni faaw ñu kon réglé waat secteur bi jàll ci li nga xamante ni moo di rajo numérique terrestre fonk yaa nga kon mbokk yi nis tut ñu yaatal ko. di leen nuyu dellu rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias tiitaange ca diwaanu Ndar loolee gannaaw logement sociaux yu xaar yàlla ak ngaleen foofe la ñu toxaloon ña nga xamante ni ñoom ñoo loru woon ci géej gi di avancé kon yàqoon seen i dëkkuwaay toll nañu ci ñaari téeméer ak fukki njaboot ñu sampaloon leen fa ay tant ñu cosaano gaañooñe ca Guet Ndar jàpp Santhiaba ngelaw lu miti moo ñëw kon daaneel foofe nga xamante ni fa la ñu doon suturloo ñuy sàkku nag ak ndimbal ak i saafara daar Ousseynou Diop la ñu fekk ji ca Ndar. ñu fekk leen ci anam yu doy waar ñii nga xamante ni géej gi dafa ñëwoon seen i kër yi jóge ca Guet Ndar wala sa Santhiaba ñoo di leen ci ngaleen ci suba teel tey jëlee ngelaw li moo yóbbu tant yi nga xamante ni fa lañ leen yóbbu woon tax ñuy yëkkati kàddu di ñaawlu anam bi ñu nekkee ci bërëb yi le tey nu indi nu fi nga xam ne àll kese la dañoo amee ay mag amee ay xale yu tuuti amee ay jigéenu biir amee ay wasin wees nu teg nu fii nu dem ba taal furna yu boy bu du woon sunu dëkkaalee góor ñi fii dana ñaaw tara waaye alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant yàlla ba mu nga xamante ne wallu yu gaaw na Mansour Faye nii mu indee teg nu fii tegu nu fi fay lu baax ñoo ngi nii amuñu ndox amuñu courant bala ngaa dem du sonn bu guddee doo nelaw xale yi noo yuuxu xaj yi di yuuxu fii nii sàcc yi ñëw fii ñoo ngi nii nag mënuñu dem mënuñu dikk fii nag amul benn condition de vie boo xamante ne am na fii ñoom sinistré yi jóge ci langue de barbarie nii kilifa yi dañ leen war a gestu. fii daal li gën a wóor mooy danger la ñoom lu nu mën a si lu gaaw nu ñëw def ko mu gaaw moom moo gën mais fii amul sax ay wax ndax fii dara wóoru fi salte na bare na xaleel am na ay mag te mënul suñu bopp dara gannaaw yàlla ak yonent bi comme ñoom la fi yàlla teg nan nu ñëw nu dimbale nu jëlee nu fii moom moo gën. ngir jafe-jafe yooyee ñu bañ ci egg tax ñuy ñaan wàllu nguur gi. bâche yaa ngi nii naaw jarul amul kii bâche yaa ngi nii naaw am na mal na yu jotoon na tàkk fii taw yaa ngi nii ngelaw yeeg yëpp xam nga lii danger la lii ku nga gis xam lii dafa ñaaw lii en tant que sénégalais dafa ñaaw ñoom lu nu mën nan ka gaawantu nu ñëw nu dimbali nu moo gën ndax sonn nanu. l'école bi ay fan dong moo ci des waaye ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci bërëb yi la ñoom sonn la ñu def ci fan yi nu jëm sax boobu moytul dana gën a metti ci ñoom ndax ñu ci bare jóge gunu ci école yi ba mën a am fu ñu dëkk.
bokkatul réew mi Thierno Bocoum moo wax lu ni mel démissionné na jàpp na ni nag convenance personnelle daal di joxe comme lay moom Thierno Bocoum leeral ni amul benn kon jiixi jaaxa bu dox diggam ak Idrissa Seck waaye it gaaña mu bokkal parti moo bëgg door di dugg ca leneen taxawal kuréel goo xamante ne nee na da ci ëmb sénégalais yi ak waa diaspora bi ngir mën a safara seeni yitte di Saprera Modou Diop ñoo ko seeti woon. xibaar bi bette lool Thierno Bocoum démissionné ci parti bi mu bokkoon di réew mi te Idrissa Seck jiite ko ex député bi di expliquer lu waral mu génn ci parti boobu. démission boobu lu wér la mais dafa jëm si loo xamante ne sama mbirum bopp la maanaam ba may dugg si réew mi tàgguwuma kenn ba ma siy génn tamit dama xool par convenance personnelle ne. war naa si génn ma waxtaan si ak ki ma si war a waxtaanal muy le président Idrissa Seck. ndax Thierno Bocoum dafa frustré ginnaaw ba mu bokkle ci responsable yi ñu investirul ci élection législative yi ñu génn ex militant Rewmi bii di si indi ay tontu. li ma bëgg a wax mooy su dee ñàkk nekk député dafa tax nga dem kon da ngay wuti poste bu méngoog député feneen donc ñun defuñu loolu suñu ngëm-ngëm. bu démb moo doon bu tey mooy doon bu suba du bouger beneen bi mooy mbirum député yi waxoon naa si bu yàgg parce que dépassé nañ ko ba ñu waree campagne nañu ba ñu war a défendre suñu coalition défendre nañ suñu coalition nu mu waree tey dépassé nañ loolu. jóge naa foo xamante ne li ma si waroon wax ak li tax ma jóge fa lu waxtaanu biir la boo xamante ne ñi ko seqoon ñoo ko seq. ginnaaw démission surprise bi ndax mën nañoo xaar Thierno Bocoum jege lool nguurug Macky Sall ak ci ban cadre la fas yéene wëyal liggéeyam ci wàllu politique Thierno Bocoum wax lu leer. Thierno Bocoum est en face du pouvoir. Thierno Bocoum est dans l'opposition. Autrement, c'est que quel que soit le cadre, nous allons bien entendu évoluer petit à petit, mais quel que soit le cadre, nous avons l'énergie, la volonté, l'engagement, le patriotisme qu'il faut pour mener ces combats-là jusqu'au bout. Thierno Bocoum nag delloo na bu baax njukkal kii di Idrissa Seck doon patron ci wàllu politique. yemul ci loolu ex député bi lancé na benn plateforme ci internet mu ngi ko tuddee Restons en contact. ci plateforme boobu muy woo bépp jeunesse bu nekk Sénégal ak extérieur ñu engagé wu ak moom. li Saprera kon génn na ci réew mi moom Thierno Bocoum waaye mbir mi bettewul ci gis-gisu Fatimata Ba. tekki gi mu tekki ndomb tànkam nag dina am ñu mu bettul ndax moom Thierno Bocoum ñàkk teewam ci liste électorale yi ci jongante palub député yi jaaxaloon na ñu bëri ca njëlbeen sax yëf yi mel na lu ko metti woon waaye ki fi nekkoon responsable communication bu parti réew mi ci mujjantal bi mu mel na dafa dem ba nangu ko waaye seetlu gi moo di ne daanaka ci campagne électorale gi yënguwu ci bu baax naka noonu ci ay laaj yu bëri ci wàllu politique daaw ci woon tontu mu mel ne lii la doon waajal moom Thierno Bocoum génn ci parti bi di réew mi loolee waral nag laaj sampu ndax formation politique boobu nekkul ci ay jafe-jafe ndax ci fàttali Pape Diouf moo fi njëkk tekki ndomb tànkam ci gannaaw si loolu Omar Sarr it génn parti bi te ki nga xamante ne moom mooy yor seen kàddu di Abdourahmane Diouf moom daanaka ay weer a ngi nii kenn dégg ko ci débat yi Samba Bathily itam am na nu mu def ca Thiès Oulimata Seck di responsable départemental jigéen yi ca Médina moom it tekki woon na ndomb tànkam ndaata Thierno Bocoum mu nekk ay mbir yu bëri yoo xamante ne xew na ci biir parti bi moom Thierno Bocoum nag daanaka bi ñu taxawalee parti bi di réew mi ba tey mi ngi ànd ak Idrissa Seck tey mu nar a ber daaraam yëf yi mën a am njeexital ci parti bi di réew mi ndax dem yu bëri yi ndax du dem ba naxasal parti bi waaye itam war nañoo xool ndax moom Thierno Bocoum génn gi mu génn ci bile parti dina doon lu baax ci moom lu ci mënti am xamle na ne dina samp ab plateforme boo xamante ne ay doomi Sénégal yu ne fii ci réew mi ak ci biti réew lay dajale ngir rek wéyal xeexam ci wàllu politique.
njàng mi tàmbali enseignant yi kon ubbi tey jii di xaarane ñi nga xamante ni ñoom ñoo di élèves yi ñu doxantu ci yenn ci l'école xool kon naka la ñu xëyee ñoom jàngalekat yi ña nga fa fekk nañ fa it ay élèves yoo xamante ni ña ngay ñëw di retirer ay bulletins de notes ñoom it di waajal ubbi l'école bi reportage Aminata Mbare Sow Papa Sangone Mbaye. ginnaaw bi ñu toogee ñetti weer gisewuñu Aminata ak Maymuna tasewaate jile ci seen école ñaari xale yu jigéen yi dañoo ñëw ngir def seen inscription balaa ñuy ubbi école yi le dama ñëwoon inscrire pour ak jël ci sama bulletin. bés bi le tey ñuy dalal jàngalekat yi ci biir école bi le ñaari xale yu jigéen yi ne kontante ku rëy la ñu àndal gisaat ñi leen doon jàngal daaw. gisaat sama xarit yi dafa neexoon parce que ça fait 3 mois qu'on s'est pas vu, on s'appelait. diñ doon woote rek. ñoom ginnaaw bi ñu jëlee seeni vacances am seen examen bi ñu doon def tey jëlee nee nañu parewaat nañu ngir sóobuwaat ci beneen année scolaire. daaw j'étais en classe de 3e en classe d'examen année bi dafa métti woon parce que dañu amoon examen en fin d'année am naa BFEM bi d'office et je suis on m'a orientée en seconde L. 4 octobre bi di marqué bés bi nga xam ni vacances scolaires yi jeex na fii ci Sénégal ci école yu bëri nag ñu gis ne ay liggéey nemmeeku nañ ko foofulee waaye teewul jàngalekat yi teew nañu ñoom ñu jublu ci liggéey bile balaa le 9 octobre nga xam ni daañu gàttanu élèves yi ngir ñu tàmbale njàng mi. waxtu woowee fekk na élèves maîtres yi ñoom xëyee toogaanu pa ñaxtu la ñu bëgg moo di décret bi leeral kon seen statut ñoom jàngalekat yi ni argument bi tukkee ci ministre de l'éducation Serigne Mbaye Thiam ci ni yéex yi remaniement bi mu jaam moo ko waral loolee dàq nañ ko teg fële Moussa Ngom Thierno Laurent Mendy. Abdoulaye Ndiaye jàngalekat la fële ca Kédougou Kéba Ndiaye ca Koungheul Khoudia Sylla moom yore classe ca Mbour ni seeni naataango yu tas ci biir Sénégal ñoom ñiy bokk ci juróom-ñeenti junneeg juróom-ñetti téeméer ak ñetti élèves maîtres yay jàngale te amuñu statut waral tey bésub rentrée ci enseignants yi ñoom ñu gedd école yi ngir wane seen nakar. enseignants yëpp dañu waroon nekk ci école bi ñun ñu banque suñu loxo bañ a dem ci école yi parce que tout simplement dañuy xaar ci nguur gi loo xamante ne moom moo war a régir suñu plan de carrière boobu ba léegi depuis 4 ans mu bañ ko def. Il s'agit maintenant d'un décret 99-908 du 13 septembre 1999 qu'il doit rectifier à son article 4 pour mun ñoo jël en charge génnee élèves maîtres yi nga xamante ñoo ñott jafe-jafe yi boobu ci situation boobu. kii di jëwriñ bi yore njàng mi Serigne Mbaye Thiam ne woon yeesal gouvernement bi ñu génn yéexal signature boobu les décret wante mu mel ni loolee doyu leen. loolu la ñu mënta nangu parce que remaniement ministériel du justification pour que ñu wax ne ay décret bi dafa war a defaat circuit gis nañ fi ay décret yoo xam ne dañ leen admettre en urgence te et puis le gouvernement ak état continuité la donc ministre bi mu ñu bluffé continuité la keneen ki ñëw war na ku mën a continuer dossier boobu te dossier boobu sax yaakaar naa ak li mu ëmb 9883 enseignants yu ñu war a intégrer à la fonction publique ñuy xaar statut boobu waruñu toog di xaar ay mu defaat circuit pour rectification de visa. moo ne kii di ministre bi jugut ci di leen tagg mu doon lu leen jaaxal ndax ñeenti at yi ñuy xeex ngir ñu gëstu leen waxtu wi nag ñu jàpp ne sës nañ te ñu saafara seen doléance rek mën a tax ñu dellu ca seeni classe. possible na wun ñoo bàyyi suñu xeex bi tant que décret ba génnut. ñeneen ñoo xamante ni ñoom it jaaxle nañu ak ubbiteg l'école bi élèves ya nekkee ca kon Yavu Selim coow li jeexagul école bi dana wéy foofee njàng ma am déet loolee lépp kon des di leer te waxtu wi di l'école di waaj a ubbi bu ñu bëggee dugg feneen dafay jafe ci ñoom loolee kon nekk njaqare yi ñoom it ci seen wàll Moussa Ngom Jafara Ba ñoo leen seeti ji it. diggante procès ak i décision yuy tukkee ci nguur gi mu mel ni jamono ji coow lu rëy topp seen école. bu fekkee tontonte diggante ministre beeg seeni par ak ña yore école bi ngi wëy ba tey élèves yi ñoom ne ci njàkk rek mettitlu li ni mel. injustice la daal ñun du ñu yeew benn journée école bi dañ koy tëj. école bi ñun ñoo ko moom du état bi moom moo ko moom ñun ñoo ko moom parce que ñun dañuy def ay progrès école bi moo gën a baax ci Sénégal loolu ñëpp xam nañ ko concours général ñun ñëpp dañuy ñëw am moyen am kii yu baax léegi après ñu yeew ñu ne dañ koy tëj. Ça me fait du mal c'est pas ça juste c'est moche qu'est-ce qu'ils font. dafa ñu metti ba metti fu mu yem quoi. parce que xale bi sama grand frère moo ko jur daaw la jógee Paris pour ñëw jàng fi ren 2e année la gis nga affaire yi ni mu dem. xiiroog ngaayoo buy wëy année scolaire bu xaw a lëndëm ak xalaatu dem ca beneen école bu nar a jafe. suñu yóbbee ci yeneen école am na école yoo xamante ne duñu naan duñu jëlati parce que presque ñëpp commencé nañ fees école yëpp fees la
donc mënuñu ñun suñu école yi ñun ñëpp suñu demee ci yeneen école day fees. fay nañu bu yàgg léegi ñu ngi nii xamuñu ban solution la ñuy def mu toll nii. ñetti junniy élèves yi école ba ëmb sax ñaari junni ak juróomi téeméer yi fay nañ seen inscription ba tàmbali woon a jàng wante ak li si mujjee am doon tëjub école yi teewul waajur yi ak élèves yi di wéy di dundee yaakaar. ñu ngi xaar xool affaire yi fu mu mujjee. ñi moom ku leen jëlaat la ñuy xaal réintégré leen téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari liggéeykat ñu daqe woon ca diplôme ñoom it xëy nañu ab ñaxtu daje ak waay taskatu xibaar yi xam le ni yoon dafa jëloon ay dogal gaañi nag ni ñu bëgg a doxalee bu ñu moytul loolee lépp danañu ko jalgati ñu jëlaat leen fay leen seen i ndàmpaay la ñuy laaj waaye ña ngay naqarlu personnel bu qualifié wul ba ñu jël foofee Ousmane Bodian ak Sakora Ndoye secrétaire général métallurgie ñoom ñoo ci àddu ci micro Salif Sow caméra Asmalik Diop. juge de référé moom moo taxaw wax mu ne diplôme dafa war a intégré délégué ku nekk sa poste de travail te su ko defulee dina fay bés bu nekk 75 000 francs par bés ak chaque travail ak si liggéeykat bu nekk. ñu toog juróom benn weer diplôme ne dee du def lu justice boobu wax. mais pour activité bu ma waxoon ni day dissoudre CETRA pour motif économique. gars yi ñu fay liggéey diplôme dafa recruter ay nit ñoo xam ne amuñu benn xam-xam seen xam-xam màccul ci récupération bu tey ak fabrication de bu tey loolu nag bu ñu ko xoolee danger bu mag la ci fabrique de bouteille de gaz. ci loolu ñuy dànkafa di woo association des consommateurs ministre du commerce intérieur ak le ministre du commerce voire même ñu interpellé tamit le ministre du travail. daaw wax nañu président de la république. suñu secrétaire général Aliou Ndiaye le 1er mai saisir na ko xamal ko dossier diplôme ba léegi nag amuñu si tontu mais li ñuy wax rek mooy ñun dinañu wàcc si tali bi famille yi ak suñuy doom ak suñuy jarbaat ñu wàcc manifester suñu désapprobation parce que dossier boo gagné tribunal ñu bugg ko lawaj ñun loolu ànduñu si d'accord ñi fréquence rajo yi dafa serré jamono ji ci Sénégal bari bu ñu ko doon xool sax Ndakaaru faaw ñu arrêté di ko fi joxe loolee sax la ñuy def directeur RTP moom moo ko xamle Abdou Karim Sall fas yéene kon defaraat boobee secteur waaye it bëgg na gaa ñi jàll ci li nga xamante ni moo di rajo numérique terrestre dana gën a yombal liggéey bi Fatou Bintou Konté ak Mohamed Dieng ñoo xëyee ndaje ma ñu doon amal. nañu jàpp ni ci wàllu mu joxe fréquence rajo fii ci Sénégal région de Dakar moom fees na ba pare njiitum ARTP moo xam ne li nu mel tey jii benn ndaje la ñu amaloon mu jëm ci wàllum gestion fréquence fii ci Sénégal. am nañu lu toll nii li ñu joxe gum lu toll nii 457 fréquences FM boo jëlee 457 fréquences FM yi mu ngi toll ci 276 rajo 276 rajo yi. 222 rajo yi mooy rajo communautaire yi 48 yi mooy rajo commercial yi nga xam ne moom moo am 6 yi mooy rajo yi nga xam ne moom mooy rajo international loolu nag ci réew dafa laaj ñu taxaw organiser wu parce que tey fi may wax ak yéen région de Dakar amatul fréquence FM bu ñu mën a joxe. mu jàpp ne benn solution rek jamono ji moom moo fi am mu di ñu jëm ci li nga xam ne moom moo di rajo numérique terrestre faaw ñu jëm ca. manière mun nañ jàll ci li nga xam ne moom mooy la rajo numérique terrestre mooy rajo bi nga xam ne rajo numérique lay nekk loolu nag lu muy wund mooy daf ñuy permettre xam nga ci wàllu numérique mun nga jël benn fréquence nga partager ko ñu bëree bëri or ci analogique utilisateur bu nekk fréquence am lay am parce que fréquence bu ñu la ko joxee il faut nga xam ñaar benn bi moomuloo ko donc ça veut dire deux choses su fekkente ne jëfandiwuloo ko dañ koy retirer la deuxième chose mooy munoo ko rétrocéder c'est-à-dire munoo céder fréquence munoo ko am ba pare jël jox ko keneen. gérer fréquence nag moom doon na lu serré jamono ji moo tax nag faaw mu laaj ci li nga xam ne moom moo di contrôle bu takku ba tax ni képp koo xam ne da nga yokk sa puissance rajo ay daan dana tegu sa kaw. dans le cadre du contrôle dañuy contrôler ñi nga xam ne parfois sax du ci contrôle dañuy koy signaler ñi nga xam ne dañuy dérégler seen émetteur ba tax muy bavé ci beneen rajo mu indi ay jafe-jafe loolu bu ñu ko yëgee dañuy def suñuy mesure
dem waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ñaari way jëfandikoo yi ku nekk liñ la daggal ci wàllu fréquence pour que nga bañ a empiéter ci beneen fréquence bi. beneen daan boo xam ne jamono ji danañ ko teg ci ndodd ñi nga xam ne ñoom ñoo di utiliser fréquence yi te duñu respecter procédures yi jëm na ci sax ba li ñuy wax tëj sa rajo. yaakaar naa ne suba dinañ am benn mission buy dem ci région yi pour sceller benn rajo boo xam ne dafa utiliser ay fréquences te amul autorisation loolu nag dafa nekk activité boo xam ne activité de tous les jours la. wàllu wergu-yaram ak taxawu jàngoro yi nga xamante ni moom mooy yor laal wàllug neer ci wàllu woowu kon kinésithérapeute yi nañu cay taxawee ab lël la ñu tàmbale ko fii ci Ndakaaru juróom-ñetti fukki spécialiste kon ña nga ca bawoo fi ci Afrique sowu jant waaye it yeneen i réew fekki si waa Ndakaaru nu ñu mën a def ba kon dimbali malade yooyee di dund ak xeeti jàngoro yu demee ne IMC AVC wala xeeti sciatique yi experts yi ca la ñu doon waxtaanee bokk na ca la ñu ca nimiku nag manqué ci wàllug personnel Fatou Kiné Deme. jàngoro yi di laal bopp ak jàngoro yi nga xamante ne ni jëm na itam ci wàllu yax bokk na ci li nga xamante ni waxtaanee nañu ko ci lël bi boole ay physiothérapeute yu fekk baax fii ci Sénégal yu bàyyeekoo ci Niger ak Mali ak ñoo xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci jàngoro yooyee bàyyikoo ci yeneeni réew ñoom nag la ñu bëgg rek mooy gën a xamee ci xeetu jàngoro yi. am na maladie bu ñuy wax AVC AVC bëri na lu muy dal ñu ne nag ñun mënuñu def ci mag ñi rek nañu jàpp aussi ci xale yi maladie boobu sax du maladie boo xam ne bëri na bëriwaay boobu mais dana gis ne maladie boo xam ne dañ koo négligé la mooy li ñuy wax IMC mooy xale yi nga xam ne dañuy judd par yenn saa yi am benn genre retard. ñu ne loolu nag faaw itam ñu dugal ci askan wi rawatina ak waajur yi ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy faral di amee jàngoro jooje ñu duppee IMC muy laal lu baree bari xale yi. muy malade boo xam ne mi ngi dëkk yëmbal wala ñëw faju see fan lu mu bon yaay ji dina am taxi bu muy jël fay ko 8000 francs par jour kooku bu fekkee ne ñaari séance lay am semaine wala ñett boo ko bëggee def fukki at ak juróom defe naa ni budget boobu dina metti donc moo tax ñu ne fokk ñu xool nan la mën a def am na ci loo xam ne sax dañ ciy wax rééducation à base communautaire c'est-à-dire toujours yaay yi dañuy ñëw ñu jàngal leen yenn techniques yi ak actes yi nga xam ne même bu nu mënul ñëw fii ci hôpital bi ñu mën ko def ñoom seen kër pour mën a jël en charge malade yooyu. liggéey bi nag ñu ne war nañ ko gën a dooleel itam ndax li mukk kinésithérapeute yi fii ci Sénégal taxu koo takku lool la. tey jii kiné yi bëriwuñu boo xoolee Sénégal matuñu téeméer donc am na région yoo xam ne amuñu ko région bu mel ni Kédougou amul kinésithérapeute donc boo fa demee tey jii feebar yooyu ma lay wax du am kenn ku leen mën a jël. physiothérapeute yi nekk fii ci Sénégal nag ñoom ci ndaje mi rek jaare nañu ci wax li nga xamante ni moom mooy seen bëgg-bëgg mooy nag am ab corps d'accueil ndax loolu mooy mën a tax yenn avantage yi itam ñu mën caa jot rawatina ak sax bu fekkente ne ña nga ca bitim réew di def seen liggéey. mu di kon ay jàngoro yoo xamante ni fokk ak docteur jàpp ci waaye it ñu bàyyi xel environnement bi nit ki fi muy nekk ak it ay ngëm-ngëmam ki jàpp lu ni mel moo di professeur Mike Landry mooy chef département médecine bu université du Quai moom nag ma nga woon it ca ndaje ma xam le ni dafa ñëwoon ngir dooleel gaañe ci wàllu xam-xam waaye it am na lu mu fi jëlee mu àddu moom it ki nga xamante ni moom moo di Sidi Ousmane Dieye directeur des programmes bu fédération mondiale physiothérapie ñu teewlu leen ci micro suñu reporter. Ici en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup d'autres choses alentour du patient et de sa famille. Et même hier, fii ci Afrique sowu jant paj mi dafa am lu mu àndal ndax bu ñu jëlee fajkatu cosaan yi ñoom liggéey bu am solo la ñuy def te bu ñu xoolee itam seen diggante ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo feebar am na leneen lu fa am mu aju ci seen wàllu ngëm. te aspect yooyu yëpp ñun scientifique yi sóoruñu ko woon mais jàpp nañ ne lu am solo la te fii ci Afrique lañu ko daal di gisee. Alors on a appris et on enseigne en même temps et c'est ça un partenariat qui est durable. indee experts yooyu ñu ànd ak seen ay naataango xool technique yu bees yi nga xam ne moom moo am Angleterre am Canada am États-Unis ci dëkk yi nga xam ne physiothérapie développé na fa donc ñu indi leen ñu partager seen expérience ak seen collègues yi nekk fii de façon à ce que bu ñu si jógee ñoom bu ñu delloo si seen service yu ñuy liggéeyee daanu gën a mën a dimbali nit ñi daanu mën aussi gën a dem ci autorités yi dem ci maladies yi xamal leen lan mooy seen rôle de façon à ce que nit ñi gën ko mën a reconnaître pour le bien-être des patients.
addu ci mbiri takk der yi gendarmerie police ak douane dooleel nañu leen ci wàllu moto loolee ngir ñu gën a mën a aar frontières yi wàllug tukki ak yu ni mel gën ko mën a saytu xool ñi génn waaye it ñiy dugg cérémonie bi ci suba tey ji la woon ci école des officiers bu gendarmerie Cheikh Hassana Fall lañu fa yebaloon ak Pape Sangone Mbaye. takk deru Sénégal yi yokk nañ seen doole ci équipement ngir gën a mën a yokk karange ci lu jëm ci sunuy frontière bi la initiative ñii di waa Union européenne ñoo ko fi teg mu nekk loo xam ne commandement wu gendarmerie nationale rafetlu nañ ko. 12 moto Yamaha. fukk ak ñaari moto yi ngeen ñu jox tey rek dafay wane leen rek mooy ni da ngeen taxaw tem ngir jàppale sunu réew ñu mën a xeex bépp gàllankoor boo xam ne mën na dal sunu kaw te muy jóge feneen fu dul ci biir réew mi. En général, la protection des personnes et des biens contre le grand banditisme. jumtuwaay yi ñu may suñu ay takk der nekk loo xam ne du lu yees waaye ñoom ñëpp ñu jëm ci lenn. 12 motocyclettes qui viennent compléter. fukk ak ñetti oto jot nañ ko ba noppi mu des ci juróom-benn gaal yoo xam ne war nañ ci jot ci fii ak ay fan yu néew lii nekkul lu gën a rëy sax ndax ñun lu ñu jàpp ne moom moo nekk lu ëpp solo ci liggéey bu ñu ànd ak waa Sénégal mooy juróom-ñetti poste frontière yoo xam ne defar nañ ko ci réew mi ak benn boo xam ne moo nekkoon bu poste Rosso ñu xam ne daa commencé woon yàqu ñu defaraat ko tamit ba mu baax. D'infrastructures au total ça a été mentionné par le colonel. Ce sont 8 nouveaux postes frontières. yële soldat jaar ci ab formation ngir mën a xam nu ñuy mën a xeexee lii jëm ci mbirum gàddaay gu yenn nit yi di def. cérémonie bi nga xam ne formation la boo xam ne police douane gendarmerie ñoo ko doon def fii ci école des officiers de gendarmerie ci sécurité frontières yi ci loolu nag ambassadeur bi représenté Union européenne ak chef de bureau organisation de migration internationale taxaw nañ ci bu baax Sénégal di ñu dimbale ci formation non seulement ci formation mais di ñu dimbale également ci équipement. gendarme policier ak douanier yi ñu yokkal leen seeni matériel ngir ñu gën a mën a xeex ci tali yi ak tamit ci géej gi lépp loo xam ne dina mën a lor nit ñi wala seeni alal. maire bu jëppal Derklé moom jàppale ay kon ASCM ak ay subvention loolee gannaaw nee na ay terrain yoo xamante ni defaraat nañu ko la mu ca bëgg moom Cheikh Gueye ca cëppaandaw la moo di fexe ba commune boobee ci wàllu kon tàggat yaram def ay jéego yu am solo ñu teewlu ay kàddoom ci micro ay satu pay caméra Modou Diop. tey ASC bu ci nekk daan la jox téeméeri junni développe bi nga xam ne mi ngi basket première division daañ ko jox $2 millions. mais yemul ci loolu rek ñii randonnée ñii scrabble ñii pétanque école de football yi gario ñoom ñëpp kenn ku ci nekk lay sa wàll daañu la ko jox parce que dañu jàpp ni alal ji alalu askan wi dafa war a dellu ci askan wi tey boo demee jëppal moo xam jardin jëppal 3 la moo xam jardin jëppal 4 la moo xam jardin jëppal 2 la defaraat nañ ko ba mu yànj clôturé ko et nañu ko defaree wax dëgg yàlla ñoom ci seen bopp askan wi ñoom ñoo ko rafetlu ndax buñ daan football bu njëkk bal bi day dem ci kër yi di gaañ ñenn ñiy jaar di yàq lu bari tey ak clôture boobu ñu ko clôturé nekk na lu baax ci gox yooyu ñu nekk. ngoog ci kàddu yi la ñuy yem ak yéen ci xibaaru ngoon gi rédaction bi di dellu si ci simili yu néew 20h ci kàllaama nasaraan Cheikh Tidiane Diawo dina fi teew jaajëfal leen bu wér ci ànd bi ba ci kanam tuuti.